Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. alors oustaz plus souvent nag dañ lay gis ci wàllu diine gi ngay waxtaan ak lii di askan wi tey nag ñu ñëw ci politique parce que parfois dañuy faral di naan diine ak jamono te it diine ji nag am na wàll ci lépp loo gis rek fii ci àdduna rawatina nag jamono bi ñu toll nii ñu weesu lool bu yàggul li nga xamante ne ni moom mooy élection yu ñu wees réew mi nag yëngu woon fi loolu ci diggante lii di mouvance présidentielle bi ak li nga xamante ni ñoom ñoo faree ci kuje gi ñu waxtaanee wàllum assemblée li nga xamante ni moom mooy député ya nga xamante ñoom ñoo nar a teewal lii di askan wi ngir nag daal di leen di rek taxawal bu jël ay ndogal jotee ñu gis ni nag dañ doon xaar li nga xamante ne loolu lañu yaakaaroon muy cohabitation mais finalement ñi gis ni ñii di mouvance présidentielle bi sax nag dañu am nag majorité même bu nekkul majorité absolue tey jii yow ban lecture nga am ci loolu. bu ñëw ci sa question mooy ñu doon xaar cohabitation mu mel ni ñu nekk ci nguur gi dañuy waxu majorité bon d'abord jàpp ma ne sa am nañu majorité parce que li koy waral mooy bu ñu demee ba ñu toog ci jamono ñu naan tey ñu ngi ëppale ñi benn ñu ngi bëgg a lijjanti kenn kon majorité la ñu am parce que bu ñu ko amoon ak doole gi ñu jaay duñ toppatoo kenn directement la ñuy dem wane seen force. kon bu ñu demee ba tey di laam-laame mu nekk débat cohabitation am na ba pare te c'est sûr que am na loi yoo xam ne pour mu jàll Assemblée nationale il faut ñu ëppal li ñu am muy raw te mënatu ko am ay 80 quelques députés wala ay 90 wala su ma juumul. 99 wala 99 xam nga mënatu ko am kon ana kii ba ana majorité absolue ba maanaam majorité ci lan xëy na ma jàpp ne ñu wax ne rek daal ñoo ëppal nit ñi. ñoo ëppale lan benn député ñoo ëppale lan ñaari député te boo boolee yëf yi ku nekk toog sa camp opposition mooy ëppale kon boog pour ñu analyser loolu dama naan débat la bu ñu andi sur le terrain pour faux débat la quoi mouvance présidentielle am na majorité faux débat la lu tax ma ne faux débat la parce que boo amee majorité doo jaaxle bi ñu naan diwa ngi ñëw ci yow doo def débat ci loolu du woon débat xam nañu nguur gu gagné nan lay def kon lu taxoon kon jour bi ñuy génnee résultat yi ñu génne soldat si ci biti yow yaa gagné kay looy génnee soldat kon y a quelque chose loo xam ne ñëpp xam nañ ko xëy na lal nañ seen i pexe ba am li ñu am kon côté boobu la ñu naan de buñ ñu dugal suñu bopp yi ñooy majorité nekkuñu benn majorité loolu mooy il faut pas ñu dugal ko comme débat pour ñu wax nit ñi ne nit ñi bàyyiwuñu leen nit ñi bàyyi nañ leen. alors oustaz tey lan moo andi jafe-jafe boobu noonu ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo faree ci nguur gi ndax tey mën nañ ni sax ne guléet buñ demee ba lii di majorité bi tey di am lu ñuy lam-laamee ci kanamu li nga xamante ni moom mooy opposition bi te buñ daat seetlu bu njëkk ñoom dañ doon am ci lu toll ci ay 100 et quelques députés te loolu maanaam du woon sax débat léegi nag buñ demee te ba askanu Sénégal taxaw nag taxawaay bii nii lan moo waral loolu. waaw loolu jàpp naa ne moom la ñëpp war a laaj mooy lan moo tax dama lay jàngal sax nguur gi fi nekk depuis mu falu ba léegi nit ñi dañuy nangu li ñu koy jox foofu la ñu war a tàmbalee du ci législative yi kese local yi gis nañ ko 2019 gis nañ ko bi résultat yi génn dafa génne soldat si ci biti est-ce que seetlu ngeen président Macky chaque résultat day génne soldat yi ci biti référendum daa génne soldat yi ci biti 2019 daa génne soldat yi ci biti local yi mu génn soldat yi ci biti bi gaa ñi di bañ sax seen liste ñu neenal ko dafa génn soldat yi ci biti bii passé dafa 2022 mu génne soldat yi ci biti xanaa du yow yaa gagné. loolu lan lay tekki foofu. day tegtale ne da ngaa bëgg a tàppale ba pare te ragal nga nit ñi jóg parce que yaa yor nguur. boo ne jóg leen gaa yi dóor ñu dóor. kenn waxagul dara nga jóg génne sooy soldat maanaam bu demee ba ci terrain bii bu leer dugg pour arbitre crier ko. pour mu crier bii bi day wut ay soldats yi taxaw ci terrain mu doon crier ne bii la kon arbitre boobu jaratu ñuy arbitrer maanaam bu demee ba bii dugg ñëpp di gis bii bi pour arbitre accorder bii bi day woy policiers yi ñu wër terrain bi mu doog a accorder joxoñ ci central mais non ci ban réew la ñu nekk. kon li ko waral mooy confiance boobu nit ñi amoon ci ñoom surtout ki jiite réew mi ñàkk nañu ko parce que damay wax ne. léegoo-léeg nit ne ma bu ngeen di faral di wax du ngeen wax lu mu fi def. may leen kay léegi nag loolu doo ñuy gën a may raison de plus mu gën ñu may dëgg lépp lu fi def. lépp lu mu fi def wan leen ñu ko ñu ne mu ngi nii. def na fi terre def na fi stade
def na fi hôpital def na fi lii def na fi lii mais question bu ñu waroon poser lu tax nit ñi bëgguñu ko maanaam nit ñi léegi sénégalais àgg na koon gàcc ngaalaama ci benn réveil boo xam ne nit ñaa ngi am conscience nga xam ne falatuñu nit ngir sa yu luxe mais dañ lay fal par rapport ak sa moral kon peuple baa ngi dem vers li ñu naan xam nan la folleetuñu dañuy doo xam ne terme bu mu bëggee waxee maanaam jékkatuñu mere nit sax jël la fi rek pour mere la ak say réalisation mais ñu nga xool si jikko kon Sénégal tey lan la ñu condamné nguur mooy jikko ju baaxul lu ngeen ko mën a expliquer jikko ju baaxul la ñu condamné nguur ak plus que encore malgré ñu ngi defal nit ñi loo xam ne ñu ngi koy génne nii pour wan ni ñu ngi def tappale ga ne ci biir def ga bokk na ci li merloo Sénégalais yi parce que lu ñu la réaliser jàppal ne tappale ñu ci biir tappale goo xam ne boo ko xamoon da nga naan jarul ñu ma koy defaral parce que tamit ñun ñoo cotiser suñu xaalis natta leen ko ne defal leen ci natt googu def bi tappale am ci kon nguur dafa jàppoon ne bu génnee lu luxe gaa ñi dañuy jaaxle ba du ñu xool bi ma nga baal ma parce que tamit dama naan kenn du sëkk jëfu nit terre bi ma ko duggee ça fait 20 ans ma dugg lu luxe lu mel noonu ci beneen dëkk xam nga loolu du ma jaaxal xam nga kan la jaaxal ku ma su génn Sénégal mais ça fait 20 ans ci ginnaaw gis nañu demee dëkk yoo xam ne réew yi ñu ngoon toll foofu kon ñun dañoo am sax retard kon bokk na ci li ma la mën a tënkal ci foofu mooy nit ñi toppatuñu nguur yi parce que dañu leen di wàññil boo leen doon wàññil ceeb sax wàññi leen diwlin te nga leen di jaay doole bokk na ci éléments yi tax ñu bañ nguur gi nguur guy jaay doole la ñu am bokk na ci jikko ju yàqu ji bokk na ci loolu nga jot a réaliser pour ñun nga tàppale ci tamit bokk na ci parce que la plupart boo déggee lu ñu jox li ñu def ci lu ñu réaliser rek da nga xam ne am na tàppale kon yooyu bokk na ci éléments yi tax ñu sanctionné nguur gi nga xam ne moo fi nekk bi ci mujjee mooy assemblée nationale bi mujjee 13e législature la non moom daanaka jural ñu réew mi dara du lu fitna waaw 14e ah du 14e la ñu génn bon maa ngi naan 13e 14e la ñu génn mais pour te dire jural ñu réew mi njëriñ seet leen nag lan la ñu jural réew mi diiraa ñu nekk fa te yaakaar naa seen mandat dafa dépassé woon na waroon nañu jeexal balaa comme ni ñu dépassé loo maire yi kon mbokk ku jàng bu baax xool maire votu maire yi xoolaat législatif yi ku ne nit ñi doyaluñ ci nguur gi dama yaakaar ne rek da ngay wax waxu ku jaaxle ak waxu ku fu bëgg a nekk tey jii bu ñu taxawee ci point bi nga wax léegi maanaam ni askan bi dañoo doyal ci nguur gi am sax ñu naan il y a jamais 203 maanaam gis nga élection locale yi moo jiitu ñu teg ci législative yi rek ñenn ñi jàpp ni loolu firnde la ci njiitum réew mi kat moom mu war a waajal boppam niki 2024 yu ñu jib rek mu fas yéene nag leeral ci bopp nit ñi li nga xamante ne ni moom lay bañ sax daanaka ku ko tudd moom mooy troisième mandat bi. waaw léegi effectivement parce que bu jàngee tirer leçon war na xam ne malgré li may def ak ñii ba ma ngi koy tiitaroo di ko wane xoolal kii passé campagne bi dañ doon campagne réalisation président nit ñi ne leen fa ñu ko réalisation yi ne leen ba tey comprendre leen ñun falatuñ leen pour yi ngeen ñuy defal nii dañ cee dool sëg lan ngeen ñuy wan mooy jaay doole jikko ju bon moo tax ñu bàyyi leen kon waroon na nekk leçon ñu bañ a xalaatati te man ba fii ma toog fi ma wax yow gaw ma ne Macky ñu mën naa dem 3e mandat ba fi ma toogee nii jàpp naa ne gëmul ñumewul dem 3e mandat am na koo xam ne da naa noo xamoo lay wax parce que tamit li nekk ci 3e mandat ci ay inconvénients ci ay danger Macky yaakaar naa kenn waru ko gën a xam loolu su nekkee nag dafay niroog nag nga baal ma lu année doon la waa ji jëndoon mbaamam yéegal ko ci kaw taax bi pour mbaam bi miin dëkk bi xam goxu dëkk bi xam giiram maanaam ay famem mu yéeg ko ci maanaam mbaam xam nga jële ko ci suuf yéegal ko ca kaw la waa ji yéegal ko ci kaw taax bi nag neegu ban la quoi xam nga toiture bi ay ban la ak ay bant bi mbaam bi yéegee waa ji wan ko mbedd dëkk bi pour mu miin ko xool ko lix bi ci kaw tout ça mu xam giiri ngoon si waa ji bëgg a wàccee mbaam bi mu tëgg mu wax wàccee mbaam bi bañ mbaam bi mer commencé këdd ci kaw toiture bi ba néeg bi bëgg a màbb waa ji daw di sauver famem faf mbaam ba màbb néeg ba wadd daanu dee misaal boobu mooy lan laa bëgg a jox misaal am na ñoo xam ne dañoo mérité wul aj ci kaw
mérité ñoo jox yenn postes yi pour ñu àggee dañuy lànk ne duñu wàcc mais fan lay mujjee ak ñoom mbaam bi bu mu bañee wàcc lan la moom bakkanam ca la mujjee des kon dafa am fooy toll boo naan su may dem lépp na yàqu sa bakkan mën na caa des kon bu ñu àgg ci loolu peuple bi nag dafa am ñaari justice yu muy exercer justice yóbbu kartam ci urne yi ne la lii laa bëgg te wax na la ko deuxième justice mooy soulèvement populaire te ñaanuma ko yàlla dañ def attention fi ñu jëm xëy na nag dafa am ñu tiit ak non bu fi ñëwee suñu affaire dootu dox parce que am na lobby yu bëri comme ni ñuy xeex ci côté marabout xeex ko ci côté businessman yi côté homme d'affaires yi côté politique dafa am ñoo xam ne xam nañu ne bés bu nguur gi daanoo c'est fini pour ñoom waxatuma loolu kon ñooñu li ñu mën a xalaat nañu xam ne nañu sauvegarder seen bakkan yi parce que du ma koy wax du pas may xiirtal peuple bi seen kaw mooy ñooy xiirtal peuple bi seen bopp lu tax ma wax la ko est-ce que xam nga soulèvement populaire lu ñàkk ful la mën na ko soulever soulèvement populaire lu ndaw a ndaw moo koy taal lu ndaw a ndaw loo xam ne boo xoolee lu ña xoola affaire Adji Sarr bi lu ñàkk fayda réew mi tàkk nañ def attention nag jeunes yi sës nag ba ci benn côté voilà maanaam xoolee ni ñu ko xeebee ak lu mu leen jural kon soulèvement populaire lu ndaw a koy taal demal Tunisie jeune bu jàng la am diplôme jëluñu ko mu jënd banana pomme di jaay policier ba toroxal ko mu mer taal boppam dëkk ba tàkk kon il faut ñu conscient ñoom xam ne jox ne leen signal bu fort ci que ne nañu bàyyi xel justice boo wax naa ko justice populaire laa ko tuddee dañuy sànni seen carte yi ci urne bi dégluwoo leen ñu ne la d'accord jaay nga leen doole ñaareel ba bu ñu meree def soulèvement populaire boobu nag ñaar yooyu bu ñu ko ratee justice ñaari justice bu ko peuple bi ratee dafa am justice divine te bu ñu ko fàtte parce que histoire humaine maanaam histoire doomu aadama amul benn rupture maanaam fa yàlla doon jëflante buur yeeg les rois les princes ak ñi nekk ci démocratie ak lépp la daan def parce que yàlla tamit bu ko leeree ne ñii mënuñu la dara mu ñëw ak bosam te boobu yëpp nag mooy benn bisaar ku weddi nga laaj Abraha chaque jour ma jox comme modèle parce que li may bañ ñu séparer diine ak politique attention dégg naa benn politicien keroog mu naan suñu plateau yi diine politique bokkul yoonu diine nekk ci politique ma ne ay waay ndeysaan kon nit daal dina rey nit ci politique nga dem yàlla du la laaj quoi lu tax nga rey ko ko kon comprendre bu nekkee kooku foofu la mentalité am toll ne diine bokkul ak politique kon ñu jiite moom jaruñoo jox lekk maanaam nga dem ba jàpp ne diine génn ci politique maanaam jikko zéro effectivement jàpp naa ne li fi ñu bëri lañ gëm moo tax lu leen neex ñu def ci diine ñu def ci politique bi kon jàppal ne bon justice boobu muy justice divine yàlla mu ngi koy xaar te épargne wu ci kenn ma jox la benn misaal bu gàtt ñu dem ci beneen question Abraham parce que faaw ñu nga baal ma léegi ma dégg ñu jàngale tubaab naan comparaison n'est pas raison bés mu ne ma répété ko ci plateau yi ma invité pourquoi ñuy répéter encore naan l'histoire se répète encore une fois comme contradictoire la comme l'histoire se répète encore une fois kon il faut ñu comparer jëlal Abraham histoire du ñàkk nga dégg ko ay nit lañu comme ñoom Abraham moo bëggoon toj Kaaba ga pour nga xam politique Abraham cosaanam Éthiopie la du woon ku dëkk Yamen comme am na doole nag waaye Yamen amuñu woon doole dañoo neex a dañ pour dugg seen dëkk nga envahir leen daa yomb nangu seen dëkk daa yomb bi leen buuri di lottal Abraham quitté Éthiopie ñëw Yemen jàppale leen ba ñu xeex ak seeni noonu Abraham installé xam nga boo nootee benn xeet man nga def say base comme ni français yi defee seen base yi fii léegi Abraham nekk ba nguur ga neex mu dominer waa Yemen ba nekk seen buur au lieu que mu yemale ko fa mu repp na mu ne day toji Kaaba yàlla ga xam nga mu ngi jaay doole yàlla jox na ko pouvoir mu utiliser ko ba mu bëgg a jeex nag yàlla ne ko nag il faut ma teg benn obstacle sa kanam loolu mooy justice divine ba muy toj si Kaaba ga kenn jéemul wax kenn déwul intervention Abdou Moutalib sax moo nekkoon chef bu Mekk mais avant muy toj ci Kaaba gi nangu na ay gëlëmu Abdou Moutalib dem di réclamer gëlëm yi mu naan ko taloo néeg boobu may toj si nga naan say gëlëm Abdou Moutalib ne ko noonu dama toj ko man sama gëlëm laa tal mais loo ci gis justice divine la jékki-jékki asamaan si ñun ko ay picc tiim leen wàcc leen bomb ba ñu wow bomb laa la wax ay bomb leen la wàcc c'est-à-dire na nguur yi moytu jaar-jaar yooyu c'est-à-dire moo tax bu leen ñu gëmloo mukk dañuy séparer la religion et la politique jamais de la vie histoire humaine la yàlla moo ay ci fóotum buur nag du buur ba jiitu woon buur yi des si notion buur la wala président rek li ñuy exercer comme li ñuy wax Firawna du nit système la
en tant que système Firawna mu ngi am ñu ngi tuddee ku ko exercer Firawna en tant que kii ñëw pour sauver peuple bi mu ngi am ñu ngi koy tuddee suñu neexee ñu ne Sonko misaal rek laay joxe quoi. misaal maanaam kuy sauver. mën nañ ko tuddee Sonko kii exercer nguuru Firawna ñu ne ko Firawna. wala ñu tuddee ko Moussa ñu tuddee Sonko Moussa misaal rek laay joxe. Sonko ñu tuddee ko Moussa ci ni mu bëggee libérer peuple bi. que la ñu tuddee ko Firawna parce que mu ngi exercer même système. kon du ñoom ñoo tudd noonu. mais système maanaam idéologie bi ñu incarné moo koy jël. kon ci lu gàtt ñu jàng loolu ci ñu moytu dem ci 3e mandat. ma répété la balaa ma Macky junni xelam xalaatul mu dem 3e mandat. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications.